ñu ngi woon ci ponk bu am solo. waaw jonge. waaw mooy lan. jonge day nee nañu ñett ñii nit daan na ko def bokk ci jonge. jonge dëgg moom moo ko daan def. nga gis génn kër goo xam ne ñeenta nga fa jarbaat yeeg njëkk jigéen yeeg rakk jëkkër yeeg wujju peccar goy ak ñëpp ñu ngi ci kër gi mu ne tërib ñu ne kan moo ci gën a joge ñu ne borom ñetti muut yi moo ci gën a joge borom ñetti muut moom mu ngi di defit moom mi ngi ci ñetti muutam rek ñëppay ànd ak moom ba ci mala yi muus yi ci kër gi ak xaj yi ñëpp moom nañuy topp soo demee ab néegam day yàqu sax ndax ñëpp moom la ñuy riir wuti ndax la ñuy gis te xam nga ne am na ñun jàmm rek la ñu bëgg fu jàmm nekk rek ñu nga fa. dëgg la. ñu ne bool bu ne muut. nga taaj ko faaw surga sa ànd ak yow ci kër gi. am meneen jonge ko daan def nag ndax dafa miti togg yekk joxe te doo ko mos. gis naa ko ci fàjjaañu maam Ibra Jaañ. nga ni togg ba mu neex joxe te doo ko mos. wallaahi barke borom Touba. gis naa faat jaañu maam Ibra Jaañ togg yekk daal di dafa am moo tax ma la ko wax ndax dama la ko wax nga diital daal di ma koy laajal dama bëgg wax ji nga waxaat ko mu leer parce que togg ba mu dafa jafe ndax kooko wax du ko gëm fi mu ne dafa metti togg araamal ko mais dama ne maa gis faat jaañ maa Ibra togg bool ba mu ne muut mu yëkkati teg ko muy aw yàpp woo xam ne ñu tiim ko lekk ba mu set moom muy faraatu yaxee di feeñu loolu amatul de barke borom Tuubaa amatul doo ko nangu. yow mii doo ko nangu. dëgg la doo ko nangu. ñu ne bool bu ne muut cim lu ne muut ak dégg loo xam ne yaa ko moom. jekk ko war koo mën a faj. nga ne muut nee na kooku daan na bokk ci jonge jigéen yéen a ngi ci des yëpp ay naxante la te bu ti nekk mën na laa jural musiba ndax na ngay def sa waay ba su naroon def. xaaju genn wàllu waxtu mu dem waxtu. ndeysaan. yaa ngi koy ruiné de bët du yenu mais xam na lu bopp attan de su ko jëkkee it du ko mujjee mukk ci këru àdduna mu jëral ko loo xam ne loola ca moom fa muy fàqee di ñëw su fa dee topp di fa fàqee di ñëw dina dem ba na tool jamono joo xam ne su mënatut a fàq ñëw deretay génn nga gis kuy sëy ba toll foo xam ne su génnee au lieu mu génne sperme dootul génne sperme deret lay génnee. d'accord maa ngi woon ci jonge de papa. waaw mais góor googu jabar ju ne dafa jonge ak la muy def ba tax mu ne dafa jonge mu tuddee ko jonge moo yóbbee góor gi loolu moom moo ko poussé à ce que donc ko excité loolu excitant la d'accord c'est vrai ndax daf lay poussé à ce que nga def loo mënul soo mënoon def durée tel nga def plus wala nga doubler durée boobu mais kooku soo ci dëkkee nag da ngay épuisé li muy yàq moo ëpp li muy defar dëgg la dina neex lool ci njëlbeen te nee nañu koo gis mu lay bàkkoo naan la maa fi mën wala sama góor gi fi mën wala kii du nit wala moo ci gën a yàgg nee nañu moo la gën a gàtt aw fan wala du deeyaale ngóora de d'accord du deeyaale ak ngóora déedéet ci àdduna du deeyaale ngóora dëgg la papa waaw du deeyaale ngóora mooy li ma wax au début rek man gëmuma ne ay astuces yenn yi dina tax góor des ci soxnaam. pour la bonne et simple raison que ne bëri na jigéen yu ko doon def. aujourd'hui yaa ngi leen di gis. ñu lay wax ne nekkatuñu ak seen borom kër wala borom kër yoo xam ne ñoom ñooy plaindre. parce que ils dépensent trop d'énergie. ni ngay gisee jigéen yi di ano noonu ngay gisee góor yi di la wax. sama jabar. daw di la wax sama jabar mi ngi may bëgg rey. wala sama jabar mënul dara daf may permettre li ma wax dès le début. papa li ma wax c'est clair dama ne doomu aadama bu nekk ak ki ngay jëflanteel. boo xoolee Prospère. li mu énuméré ne mooy jonge auditeur bi dugg énuméré ne mooy jonge nga énuméré yow ne mooy jonge bokkul kon ku ci nekk li nga war a def man pour man jonge mooy xam sa waay
xam ki ngay seel ki mu doon. yem ci moom dina ta ala kulli haal. loolu moom ku bokk ma sax parti ku yamul ci moom mais. xam ki ngay seel bokk na ci nga xam li muy bëgg ak li muy bañ. à part le sexe xam li muy bëgg. xam li muy bañ. dina tax aspect bi Prospère wax et c'est important mooy nga nekk jigéen ba pare am touche de particularité. sama jabar. koo góor boo fekk mu naan sama jabar c'est que am nga touche de particularité bu mu dul retrouver ci yeneen jigéen ñi. qui n'est pas sexuel. te ki di touche de particularité mooy li nga xam ne boo nokkosee bu ñu jëlee suñu awra yi def ci yi ñuy wax. def si loo xam ne sa morom mën na ko jënd ni yow utiliser ko. mënul retenir ton homme. bu demee feneen tamit beneen jigéen defee ko noonu mu nekk ceeg moom noonu. donc mënul nekk source de retenue source de plaisir la. léegi nag bu fekkee ne yow da ngay def dara pour que sa góor des ci yow ngeen séq benn laps de temps boo xamante ni ku nekk daf ci am plaisir. ci sëy ci la moom. mais encore une fois na nit ñi bàyyi xel que ne on est au 21e siècle et que doomu aadama yi feebar yi léegi daf leen yomb. et puis Sophie boo xoolee ñoom démb daan na am cancer mais ñoom xëy na daan ñu ko woowee noonu. démb tamit seen sëy yi daan na yàgg et pourtant astuce naturelle lañ doon utiliser. la meilleure manière nga ne da nga jonge ci sa kër c'est de connaître ton homme. gis nga ba ci waañ bi Prospère mi ngi wax waañ am na góor yoo xamante ni ñoo dàq togg seen jabar papa. ñoo dàq togg seen jabar am na jigéen ñu mënta togg. am na góor yoo xamante ni tey ñoom ak seen jabar boo duggee mën nga dugg Prospère fekk ko mu teg la tànkam teg tëdd ci piliyaanam. nga dugg kër père fekk ko bu raxas jabar ji di raxas muy lenkali damay joxe exemple rek. exemple damaa mën a togg. voilà barke borom Tuubaa damaa mën a togg. Sophie Fall lii de lu bees la. yow kon seetul yaay seef man jël naa fi benn yaay seef. Fall. jël naa fi benn yaay seef te. togg kaw kii laa toggoon. loo toggoon kii damaa toggoon cere taalaale. barke borom Touba cere taalaale moom laa togg yaay seef ma remporté ko. booba ña nga ancienne maison. ma remporté ko mi ngi ci net bi dugal. ndeysaan ma remporté ko. c'est bien ku nekk togg na waaye ku nekk ak may coytu. man Papis Bodian laa àndaloon. nit ñi dama woo père looy def ñoom jigal. bëgg a xam la may togg li nekk sama cin. bëgg koo xam pour ñu mën koo def. d'accord waaye fenn laa leen naxee. ba ma toggee cere dama cee dugal yàpp daaw. yàpp la. yàpp daaw yàpp daaw. yàpp daaw. waxal yow yàpp daaw. xaw ma ko papa. Sofia li ngay nekk man xamoo yàpp daaw. xam naa ko mais boo waxee ñeneen ñi xam Sofia ngi ne. waaw bàyyi ko yow tamit nga ne xamoo ko. léegi lan moo ko xam dañuy continuer léegi même ma ko ne def yàpp daaw laa ci dugal. soo xoolee sax ñoom généralement. bàyyi rek de généralement góor yi nga xamante ni jàng nañu togg. ci moom la parenthèse la góor yi nga xam ne jàng nañ togg sax généralement góor day dem. surtout ñu tukki nekk à l'extérieur da ngay gis góor yoo xam ne mën nañu toggal seen bopp. c'est juste pour dire que ne ménage bu nekk ak kër bu nekk amul règle universelle ci nooy téye sa jëkkër amul d'autant plus que les hommes naissent différents góor bu nekk ak particularité góor bu nekk ak ni muy ñëwee loolu laa la wax au début ne la su ma bëggee jël samay astuce bëgg la ko forcer yow pour nga koy appliquer sa biir kër du sotti nga ñëw taxaw góor yi di la wax sama jabar mi nga dem ci benn góor mu ne sama jabar mi ngi may bëgg rey nga dem ci beneen góor mu ne la sama jabar par exemple dafa tële au lit pourtant ñaata ñooy téye seen loxo jabar ankeñ tële jigéen ko indi na xeex ba tàyyi de góor warul bàkkoo jabaram ci lu mu mën ak lu mu tële dëgg la ngóor sa taxaw na ba ci yàgg ci am pénc ñuy wure di wure di wure di wure di wure di wure di wure ba wure wa neex mu wure ba ci yàgg daal di rey daal di tonni daal ne waat naa ni tund wi yëpp sama jabar moo ci gën a neex mu ni am jenn waay ji toog ba si ak daal ne bëgg nit daa ko ne billahi su ci waat desee woo ma. allahu. doonoo mujj xeex. wax ji faranku waaw doonoo mujj xeex. voilà ba penc bi dafa toj. bu problème yooyu amee ñaata góor ñooy téye seen soxna. par exemple dem consulter ndoo benn gynécologue. wala consulter ndoo yenn affaire généralement sexe yi am na ñoo xam ne ci biir kër rek lay yam sa jëkkër day dem. bu fa amee problème xooli boppam à part sa jabar dem xooli boppam à part. donc en kañ papa. xooli bopp s'il y a des problèmes. s'il y a des problèmes. ci côté papa da nga may wax loo sax yenn kii yi. maanaam non ndax xale yi. damaa bëgg ni. dinañu def yenn affaires yi. ci sëy neexal ko ba problème am. alors que habitué wuñu di ànd di dem gisati ndoo gynécologue. waaw d'accord. habitué wuñu di dem di ànd di gisandoo kuy faj jigéen. et c'est des problèmes yoo xamante ni ci biir couple. su kenn ki feebaree balaa keneen ki di ko xam
yàlla moom moo xam parce que amuñu communication ci biir couple. communication boobu laay rebondir pour ni. jigéen yaatu na moromu jigéenam moo koy wax na mu war a lijjantee jëkkëram te jëkkëram bu communiqué woon ak jëkkëram ñoom ñaar ñu ut solution. c'est-à-dire solution yi ñuy uti ji ci biti moo ñu yóbbee lii. ay astuces yoo xam ne ça va au-delà de ton homme ça va au-delà de am na beneen aspect boo xam ne sax da ngeen ko bàyyi muy mordom ñaata yoon ngeen lire revue de presse dañoo fekk diw ci benn hôtel ñaata c'est-à-dire astuce jonge ba ci arrêt cardiaque quoi c'est-à-dire arrêt cardiaque ci hôtel bi ndaxte léegi ñoom su kii léegi maanaam su ko dugalee ci hôtel bi donc papa non papa dafa jël dañuy jël ay excitant waaw moom laa la wax maanaam ndaw sax da koy jox loo xam ne jox loo ko loo xam ne amul dooleem wala attunu ko mu dana dem ba épuisé wala ba musiba am ki exactement ba du yenu mais xam ne lu bopp attan voilà exactement et c'est du dopage boobu c'est comme booy sport sportif dëgg dañ koy interdire mu dopewu parce que da ngay dépenser tu vas gagner mais tu vas dépasser tes limites te soo dépasser sa limite yooyu performance yi ngay am yëpp doo ko mériter man pour man c'est comme ça c'est même dans le ménage lu mu neex da ngeen dopewu pour mën a am plaisir boobu kon ki maanaam hôtel yi ñooñu ci day dem bay neex bàyyi ma hôtel bi ma parenthèse kate la wuy ma man déglu ma man parenthèse laa defoon xaw ma man dama ndax nee nga da ngay fekk ba pare nga tourné waat daal ne lu mu neex ma lay laaj man su dee hôtel yi ba ko léegi ne am na ay nit ñu dee ci hôtel bi yow waxu ko maa ko wax waaw ma ne ko kon maanaam def ni prospère maa ko wax yow daaneel ma dem ci général ma defee ne léegi mu noppi Sophie loolu daf may permettre ma lay wax ñaar yi c'est-à-dire tout ce qui est aspect sexuel et personnel entre l'homme et la femme ci kaw nga xam sa jëkkër di nga xam lu koy sax satisfaire naturellement sans que ngeen dopewu tout ce qui est jonge externe mooy li fi Prosper lim téléspectateur lim bi papa li même loolu sax c'est personnel parce que da ngay dem ci benn góor mu ne la lii moo ma neex ci jigéen nga dem ci beneen góor mu ne lii moo ma neex ci jigéen donc ñun jigéen yi li ñu war a def mooy concentrer wu sur ton homme pour xam li muy bëgg ak li muy bañ pour man loolu moom mooy jonge d'accord général bon dafa am beneen affaire boo xam ne jàpp naa ne tamit